ku mu man doon yàlla la neexul fekk waaju kenn xamul li maamam yow nga seexal wone nga yaay Sëriñ Tuuba Mbàkke mooma xamewul waaso ak foraase pëste fay fii maye yàlla lamp baabul muridina ngañ ma déggen dem ba seer njaay doonu li maamam Sëriñ Tuuba ko seexal def ku fi am tey barahu Cheikh Ibrahima wan yoon mooy jëmmi Sëriñ Tuuba ja budul woon moom fu nu jëm dogalam lii lanu gëm nangu seex bekki mbiram Sëriñ Saaliw ku mu doy loola woolu jërëjëf ca kaw cant gi nanu leen biral ko muri cantaakun lay doon faw sangi yaara ndeysaan lan ngay tàggoo gars yi. kon def naa li neex na foofu la ñuy jeez moom mooy tëj. mooy tëj léegi nag damay tàggu rek téléspectateurs yi di leen jox daje beneen invité comme ni ñu koy defee si weeru koor gi rek dugg rek si ëtt këru diine yi indi leen fi teg leen fi pour soppe yi fans yi may nuyu tamit waa Louga bu baax a baax a baax maa ngi leen di jaajëfal toute la famille Seck di ko jox suma papa Abiboulaye Seck mu séddale waaye maa ngi nuyu également waa Parcelles Assainies parce que fa laa yeewoo fa laa dëkk donc ñoom laay sago ñoom laay tiitaroo maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm matin. man nag dinaa xaw a tàggatoo bu kii dafa sama bébé yi nekk Liberté 6 dañ maa koj nee nañ naa leen nuyu. bébé Aram bébé Sadio bébé Aminata sama turandoo yaay bébé Ramatoulaye bébé Aïcha Diallo bébé yëpp maa ngi nuyu aussi madame Kane ñaari Oulay fële ca rectorat léegi duñ def lu dul ànd ak docteur Rama docteur u jeeg ji rubrique mokk po ci seen biir émission Petit Déj. déedéet toogal Sophie mii laa bëgg mu jiite waxtaan bi tey yéen ñëpp xam ngeen ni Fama suñu doomu ndey bu baax bii te yàggoon di doxal suñu groupement bi ba ministre jigéen ñii takkal ko raaya xam ngeen doomu jàngoro sida daf ko dab loolu mi ngi feeñ ci bi mu ëmbee ba dem kër docteur defi dépistage am ngir sàmm wér-gu-yaramu doomam bi juddoogul ndogal boobu nag moo tax ba sunu groupement bii mel ni lu xaajaloo def ñaar am ñu ne duñu ànd ak ko am doomu jàngoro sida di toog ak moom ndax mën na leen wàll ba daal am sax ñu koy daw bëgg ñu ber ko ni bàyyi ma loolu laa bëgg mu dañ fi tey moo tax ma woo Sophie sunu sage-femme bi ngeen xam te sopp ko lool ndax mu dolli ñu xel ci mbiru jàngoro sida ak feebar bi Sophie kàddu gaa ko bàjjan Yacine nga baal ma tuuti docteur Sophie may ma ñun dafa am ñu ma waxtaanal ci suñu biir te li ñu d'accord daal mooy ku yor doomu jàngoro sida baa nga yor feebar bi duñu la laal du la jige ndax dafa wóorul dara Fama mën nañoo walla doomu loolu rek la na toog këram ñu doxal suñu groupement jàmm ne ñooy déedéet Daba Seck yow tamit du noonu ñun ñëpp jàng nañu fii ne sa mbokk mbaa sa xarit mën na amee doomu jàngoro sida ngeen di ànd guddi ak bëccëg di añandoo di reerandoo di naan ci benn kaasu attaay di solante yére di tëdd ci benn lal te du la wàllu feebar bi man mii Asou Ndiaye ak ñoom Kumba mee ak Mbisaan mii léegi la ñu jóge ci Fama mu leen di yóbbante nuyoo waaye soo leen gisee Fama da ngeen naan dara jotu ko doomu jàngoro waaye toppatoo bi mu am ci boppam di faju tax na ba tabaar fakal la ma bëgg na ngeen delloo si seen xel delloo si leen seen xel te xam ne doomu jàngoroy sida bii warul tax ñuy daw ak di ber ki ko amee ne sida bi ci réew mi dinaa ko wax waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxee sida bi ci réew mi dinaa ko wax ne waaw waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxal e waay ngeen bekku benn bool di añ du walle
ngeen bekk benn pot di naan di walle bi ko matt lay du walle am sa soppe di ko foo noonu du walle waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxe jërëjëf maama sopp naa sa way bi léegi nag nu jox kàddu gi Sophie. waaw maama yàgg na di ñu bégal te di ñu fàttali tërale nu waxtaan wi saa su ne bravo maman di nga jot sa neexal léegi waaye nag dama bëggoon ñu jàpp bu baax li Astou Ndiaye wax ndax Astou Ndiaye def ñu fàttali ne nit mën na am doomu jàngoro sida bi ngay lekk ndox di naan ndox moom ci benn kaas te du la wàll feebar bi nit aussi mën na am doomu jàngoro sida bi ngay tëdd ak moom ci benn lal di sol ak moom yére te du la wàll feebar bi fi may tëjee nag mooy képp ku ci am mbokk bu am doomu jàngoro sida bi na nga ko jàppale bu baax di waxtaan ak moom di ko nemmeeku loolu moo koy dëgëral ba mu mën a xeex feebaram bi ànd ci ak waa kër docteur bravo Astou Ndiaye ñu ngi lay félicité yow ba Seck dama bëggoon nag nga fàttali ñu ñetti ponk yi nga xam ne moom mooy tax nit di am doomu jàngoro sida bi te ñu jàngoon ko fi. loolu de dinaa ci sawar benn bi mooy yow jigéen walla góor nga jotee ku am doomu jàngoro sida te aaruwuloo loolu mën na laa jox doomu jàngoro ji ñaareel bi mooy lii di puso walla paaka walla lañset mu jam la baa mu dagg la te fekk na jamoon na walla mu daggoon ku yor doomu jàngoro sida loolu itam mën na laa jox doomu jàngoro sida ñetteel bi mooy yow mi jigéen nga ëmb te yor doomu loolu mën nga koo wàll sa doom ci ëmb bi walla ci wasin bi baa ca nàmpal bi ñetti yooyu la docteur Sophie waa ngeen baalati ma dama leen di ñaan suñu fi jógee ñu ànd ñun ñëpp seeti Fama nuyu ko te ndokkeel ko ndax léegi tabb nañ ko mu nekk chef bu mag fa muy liggéeyee waaw nuyu ko bu baax nag wan ka ne ci ñun la bokk tey ba ëllëg te xibaar bi gën a neexati nag xam ngeen mooy lan doomam jiñ fi ngénte woon daaw docteur yi nee nañ yaayam Fama wàllu ko doomu jàngoro bi waaw fi mais moom a ko gën a xam te di nga ñu ci wax nag beneen yoon wax nga dëgg Astou Ndiaye nangu naa ne lii Fama def mooy dëgg ndax jigéen su ëmbee dafa war a ànd ak jëkkëram ñu dem def dépistage ngir aar doom ji ci biiram yow Mama Sène li nga woy mooy dëgg yow nit ki mën ngaa yor doomu jàngoro sida nekk ak say mbokk walla say dëkkandoo mbaay même ñi ngay liggéeyal te doo leen ko wàll nangu naa ne damaa juum damaa bëgg ngeen baal ma àq bu ñu jógee fii ñun ñëpp ñu dem seeti Fama léegi nag docteur Sophie am takkal ko weer wi nag yow la ñuy tappal symbole bi ngir nga mën a jàppale képp ku am doomu jàngoro sida bi sida bi ci réew mi dinaa ci wax waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxee sida bi ci réew mi dinaa ko wax waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxal waaye ngeen bokk benn bool di añ du walle ngeen bokk benn kaas di naan du walle di matt ko ne matt la du walle am sa soppe di ko foo du walle samay xarit samay àndandoo yéen lay waxal sida bi ci réew mi dinaa ko wax waaw samay xarit samay àndandoo yéen lay waxal docteur ani sa blouse ani say kii say pikir sama blouse a ngi ne tey blouse bi nga génn tey blouse bi laa indi ginnaaw bi nga nuyoo waa Pikine nag waa Petit Mbaax voilà ñëpp a ma koy kaañoo ñëpp a ma bàyyi leen ma nee naa leen Pikine la ñu suul sama jumbax faaw mooy nuyu waa Pikine nuyu téléspectateurs yi lay seetaan ak waa asalaamaaleykum waa Sénégal ak waa adduna bi waaw du noonu nga àdduna wër nga këpp bàyyi leen ma waaw nuyal ñu doon waaw asalaamaaleykum xam nga nag may déconcentré bàyyi nga may def
xale bi xale bu. yow bàyyi sama jigéen. bu nëb la waaw bàyyi naa demal. maa ngi nuyoo di rafetlu di bokkaat ak yéen plateau bi. nuyul naa la di nuyu petit baa Mouhamed di nuyu Gomis. Gomis tey nag. daa ngaa mel ni tey ku laajte Gomis kaaf. dóoru dem yi daa mel ni moo nekkoon ci kamba di maa ngi lay fay. tey nag nuyoo bi dama koy jiital nag ci samay kilifa muy samay yaay Awa Cheikh Seck waaw Jooja Seck Adama Seck ak Ama Seck toute la famille Seck maa ngi nuyu ñëpp di nuyu samay ndijaay di nuyu samay bàjjan di nuyu samay mag Ayda Waali samay waa ñëpp di nuyu maman Mbaas mooy sama yaay la Benjamin ne ca Petit Mbaaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu waa Petit Mbaaw buur géwél bu mag ak bu ndaw buur géwél sama papa sama nijaay sama jëkkër sama lépp maa ngi koy nuyu di nuyu maman Janti waaw comme xam na loolu wax yàqul jën waa dama waaw ginnaaw bu ñu nekkee ci c'est que sama yaay fan yii may ma jàmm sama yeewoo xëdd rek dafa may naan du yaa ne woon jéegu noogaas ak càppante bi ñëwal nga def lii ñëwal donc nuyu ko dégg nga am na yóbbante bu mu wax naa la ko jox nuyu maire maa ngi nuyu maire sama xarit dégg naa yóbbante waaw yaay sama yaay nag xam nga damay def ak yow yaay sama yaay léegi ginnaaw bu ñu waxee waxu xëdd dañuy ñëw jeeg nan la war a taajee ndogu jeeg nan la war a tamit préparer li nga xamante ne moo ndogu ginnaaw ay waxtu yoo xamante ne lekkoon naanoo boole ko ak meru bureau ba waaw Matel xam nga dañ ne koor te buñ ne koor ni xëdd te buñ ne xëdd ni ndogu ndax ndogu nag dafa am solo nag ci koor ndax bu doon bu ñu wooree du ñu ndogu dañuy continuer rek kon kenn du woor ñaari fan bala ma cee sori damay dem ci El Hadj Modou Diouf wàññi suñu élément après. jeeg bu nekkee ci biir këram dafa war a xajam ci civilisation boo déggee xajam civilisation bi laa wax ndax ba doonee weeru koor rek laa nekk duma defati dara tëdd ci kër yi ba 5 heures fekk la mbaa 6 heures nga wóor ne sa borom kër lee mu wàcc war nga foo toog bañ ne ba julli tisbaar ba noppi commencé préparation ndogu li commencé dem ca waañ wa taal ndogu li tàngal yu café yi defar yu sedd yi tege côté 4 heures pile nga lal sa nàpp war nga bu sa borom kër wàccee bu xoolee ndogu bi xoolee fi nga préparation bi fi nga defar rek defee moom ku day commencé am sawarte ci ndogu li waaye toog ba 4 heures ba 5 heures 6 heures nga jóg di profité dugg waañoo naan xale dawal jëndi xorom dawal jëndi lii dawal gaaw du li matt doo fekk jàll ba am këriñ baa nga fekk kay jaay gaz sa gazam jeex doo am law teggee ndogu loolu xam nga ne baaxul ci jigéen jeeg bu ndaw war na bu weeru koor jotee lu mu daan def benn mu yokk ko ñaar ndax ku ne xam ne koor benn yoon la ci at mi kon ñu war koo fonk war koo teel di préparer dara warut a tardé ci ndogu li heure ndogu pile war naa fekk kafe yu sedd yu tàng yi teg yi ngay njëkk a ndogoo kanam tuuti nga teg yu sedd yi teg ndogu yi tubaarkàlla macha allah lépp pare tubaarkàlla ñi koy lekk sa war a lekk nga préparé sa ndogu dem sangu sol sa lu jot lu yiw boo amee abbaay yi ànd ak koli sax nga sol ko na yiw daal sol sa yu yiw mbaa sa grand bu jot mbaa sa marien bu jot mais bul def yu gàtt yi baaxul loolu kenn du ko génne ci weeru koor jël benn napp rek weeru koor lu mu wi nga jële ko lal ba weer wi jeex kooku man laajuma ko demandé wu ma loolu bu jëlee tuuti café daal ndogu ba nga xamee ndogu na léegi nag ñu taaj ceebu jën bi def sa ceebu jaga bu am maanaa sa borom kër ndogu ci ba suur bu demee bay tëdd nga defal ko lu oyof defal sa mu xam sa bu ndaw bu yem wala nga defal sa caag tuuti caag bi wala nga defal sa lu oyof daal wala sa fonde wala sa laax bu demee bay tëdd mu naan ko soog a tëdd loolu daal soxla nañ ko ci weeru koor mu nekk ay ndénkaane waaye man Rama li mu wax am na solo mais man damay ñëw si feneen bu ñu fàtte ni rek dëgg la sa waru gar la waaye tamit jox ñam ci weeru koor ngëneel yi dara gënu koo rëy dëgg la dara gënu koo rëy ndax nee nañ nit ku woor ba ngoon rek nga jox ko benn tàndarma am nga yool rawatina nag nga togg ba mu neex kon bu ñu waxee ci xëdd ci ndogu dana ma neex ndax keroog dama ne jeeg bu bëgguma jeeg bu tàyyal te muy dëgg waaye jeeg am na jot defe naa ni ci weeru koor
ndax bu fekkee yow xëdd nga ba pare tëddaat ba mu naaj tuuti nga jóg préparé wu di dem nduggi bañ a bàyyi tëdd ba 1 heure 2 heures naaj bi tàpp nga dem fekk jeeg ju baax jëpp jël lépp jënd ndugg mu risma bàyyi la fa lambite carotte yaak ñambi ju dëj ak jën yu nëb bëgguma ko ci jeeg borom yàpp ba jeexal. borom yàpp ba jeexal ngay jënd ndaxambile mooy yàpp géwél suñu yàpp ndaxambile mooy mbaax ngay jënd ndaxambile dikk mu weññi di la bëgg a rey mu xasa xun ci kaw nit ñi jeeg day teel a jóg dem marché préparé wu jënd kiyam def ba mu baax dégg nga teel a taal boo ñëwee waas ba mu set boo amee dugal boo amee frigo jël say jën dugal ci sa frigo mu bañ a yàqu roof def yëpp frigo nga bañ a roof say jën jël sa glace toj ci nëpp ko ci say jën bàyyi bañ julli tisbaar ba pare jug préparé wu taal sa ndogu balaa 4 heures incha allah fekk nga pare lal nga say napp bu dee da ngay yaa xam da ngay segg café yaa xam da ngay defar sa kenkali baax yaa xam ndox bu tàng ngay def yow yaa xam loo ciy def mais sa borom kër buy wàcc war naa fekk sa lépp impec lal sa napp bu set wecc bu weex taal teg say torchon jël say kaas def ci def ba mu baax bala moo ñëw fekk nga dem comme ne ko sama élément bi waxe sangu ba set waaye sër ba nga yendoo di lëfër lëfëri sër ba sutante nga sol ti set fii ci sa bopp bëgg koo taaja ndogu rafetul de jigéen dafay silwise mën na wëlbati la ngay xel sax togge ak la ngay taaje warul doon benn mën na wëlbati xel dëgg la mën naa wëlbati da xoola te ku xiif dafa nag nag xelam lekkaabulul nag wëlbatiku moom mais Rama gaaw na si trop taajin ci biir ndogu taajin ci biir ndogu xoolal dangay dem ba sa man bëgguma ñu ne koor lañ nekk rek tax dangay bàyyee mëgg yu commencé fii ba fii mu danga dang sa kanam dem keroog baa nga def renveste yu danga dang ah wala nga ut sax sa perruque bu ngoonee bu sa jëkkër di wàcc nga def sa perruque daal di laal sa tuuti talk sa kanam leer waaye ci koor laa nekk rek ay laayif laay léttu wala ay renveste laay léttu wala nga def say petit ka bàyyi sa bopp noonu man bëgguma jéeg bu bàyyeeku koor dañ ne weeru promotion la waaye nag promotion la it ci sa borom kër di def say jus yu neex teel a taal teel a yàq ba jant bi di sox nga yokk sa gaz ak a téppi téppeeg di daw sa jëkkër toog ne tojogoo galaas dafa goo sa dara jottali ma suukar gi bëgguma ko yow jottali ma suukar si fii jottali ma kaw fii di dawal këfa gi boutique ba loolu pour lan nañu góorgóorlu ci suñu borom kër yi damaa bëgg ñu góorgóorlu ci suñu borom kër yi bu ñu ndogoo ba pare nga jox ko jinjeer ju tàng jër joo xamante ni si day fi tar ñi ay noppam daane ko ay doon keer yow nga ne Ramadan yaa ngi yàq quoi Ramadan daal maa ànd ci li nga wax. ah mais boo deful loolu day mel ni Ndeye Khady Ka mais. dëgg la mbaa kër ga. mbaa nga mel ni naar seen chéri Lamine Ciss démb ba ma fa jaaree 5 heures damaa fekk mu defar ay bagage am ba mu impec avant jëkkëram di ñëw dem na sangu di def xiit mbalam bu baax tubaar fa kaala masha Allah xale boobooy jekk man loolu laa bëgg ci jeeg gi ñu di ko def di def ba mu baax li ngay bañ def ne rek ci koor lañu ne li ngay def am na solo waaw mais am na xale yoo xam ne dañuy sëy mais xale lañu xale seen xel yeggul foofu wala am ñu expérience su sëy mais gore yi itam looy wax gore yi pour ñu jàppale xale yi parce que doo jël sa doom rek maye ko rek fàtte ko yow yaa koy wax di defee nii ci yëpp waxee ndogu bi nii voilà am di ko yàpp bi daf si am solo léeg-léeg nga woo ko mbaa def nga lii mbaa foo toll si lu manqué donc yooyu daf si am solo waaw loolu chaque jour dama koy wax ndax dama ni leen sëyub xale sa fu mbaam la mag ñaa cee jàpp xale yi xamuñu dara mag ñee leen di jàppale seen yaay yi ñoom ñoo leen di war di woo deel defe nii deel waxe nii deel taaje nii sa ndogu deel teel a préparé wu waaye jéeg bu nelaw ba tisbaar passé nga këf sa siwo daw marché loolu rafetul baaxul jéeg day teel pam waaye Rama ku amul jot nekk ci kër ba waaw war a dem liggéeyi war a def yenn affaires yi war a tamit ñëw
yàq taajal ndogu borom këram wala defal ndog borom këram te amul temps bi loo koy digal muy def. man ci li ma yaakaar bu fekkente ni si amoo jot da ngay liggéey war naa am koo bàyyi sa gannaaw. ku baax waaw. ah. ku baax war naa am koo bàyyi sa gannaaw koo xamante ni si yow bu fekkee da ngay liggéey semaine bi yëpp amoo jot war nga mën a dem samedi ak dimanche am nga ko samedi ak dimanche nga dem duggi. nga dabu. dégg nga. nga dem duggi sax. dem ci marché yu mag yi marché caaro yi nga fi fépp a ngi fi nga dem ndugg sa ndugg bu mag. daal di ñëw dugal ci sa frigo jënd dem marché poisson jënd say jënd sa ndawal def lépp ba mu impec war nga am koo bàyyi sa kër. ñu ko defal booy dem daan ko defal nii ak nii ak nii fexe ba teel a ñëw koor moom di nga teel a wàcc fexe ba teel a wàcc ñëw toppatoo sa borom kër toppatoo sa ay xale toppatoo say goro man loolu laa ci xam. coach. ci ndogu li. waaw. coach tey day nelaw. non du loolu sax. su déedéet coach du dóor yee ko. dafay laqatu quoi. dóor yi ñu dóor. borom yërmande la. da nga am yërmande ndeysaan. daf leen a yërëm. daa métti lool de. dafa métti. waaw dëgg la métti na. métti noonu man mii sax daf maa jàpp. waaw. jaay waaw dëgg la de. jàpp na ma lool. waaw affaire dafa doy waar nag. waaw mais c'est que nag. waaw dëgg la dëgg la naanaan la naanaan ah xamaa ngoog xamaa kañ noonu ma dégg ni di indi ay bagages saa su ne. waaw li nga fi wax yëpp nag moom dafa am noonu la jigéen di mel. ah man de loolu laa xam. jigéen ni lay mel. parce que sama bopp damay jigéen kontaan. bu jigéen di def noonu di sonn. def effort pour borom kër. sa borom kër mooy sonn dem uti. kon nag bu ñëwee na xolam sedd. na xolam sedd lii benn mag doon ma wax mu ne soxna su nekkee kër sa borom kër su ñëwee simi yëreem teg ko. dem delluwaat fekkaat fa yëre bi. jàppal ni amoo jabar. dëgg la. donc soo bàyyee jigéen ci biir kër soo ñibbisee war na la fàttali que jigéen nga bàyyi sa biir. dëgg la doo dégg xam nga mag itam nee nañu boo xam nga fi ngay jugee ku góor xamoo nu mu ñëwee problème bi mais luy lan mooy tax yow yaa jugee ci kër rek nga gis mu ñëwaat delluwaat ci ni mu nekkoon xool bi kii waaye boo jugee ñëw rek comme ni nga koy waxee fekk fa lekk boo xam ne loolu dëgg neexul. dëgg la ah ba pare kii ko jox waaw jox ko jus boo xam ne saful suukar amul waaw amul arôme yooyu yëpp xam nga amul dara xam nga loolu du neex dafa neexul dëgg neexul xam nga bu dul koor xam nga bu dul koor sa jëkkër bu wàccee di nga tànk ndox jox ko mu naan waaye koor loolu mënoo ko kon ca taajin bare nga koy mëne ak kanam couvert sa borom kër nga mënoon faa ne di séeréeg di kéegi di yooyu faaw nga yiwal bu nee salaamaaleykum nga ni ko waa jàmbaar wàcc nga jàmbaar tey sonn nga naka coono yi mas sa coono mu fàtte sax bu dee dafa amoon stress sax tey dañ moom laa lay wax parce que xam nga boo jugee liggéey ou bien sax même sax nga dem uti ut dafa metti ut xamoo naka lay utee ba mu am lépp mu ngi koy def pour yow ak sa njaboot dëgg la mais bu ñëwee nga am comme yow ni ngay wax nii nga wax dafa neex wax ju neex sarax la nga def ko comme Ndeye Mbaye nu mu koy defee ñoo koy dugg si mu ne la nii ñoo am nu mu def ak yow waaw yeew naa parce que dañ la laal nag dañ la laal waaw bu may wax ci Ndeye Mbaye noonu daf may kii dégg nga dafa am nu muy mel dëgg la daf lay delloowaat nga sa xol féex nga mën a lekk bu baax nga mën a toog waxtaan nekk sa biir njaboot xam loo lekk xam loo lekk dégg nga et puis kon nag ak set léegi nag noonu la man soxla gis nga comme ni ngay waxee ak yi dafa ci am ay ñoo xam ne damay gis ni ñu def xam nga sànq maa ngi tudd kenn koo xam ne ma koy naan rakki madame Babacar Ndiaye gis nga bu Babacar Anne Marinas ñun ñi bu ñëwee ñun damay mel ni sax ñun problème yi ñu amoon sax di ñëw sax suñu xol day sedd parce que ni muy defee ni muy accueillir borom këram ak xaritu ay borom këram surtout c'est important surtout ay xaritu borom këram ñun dañuy mel ni que ñun ci kër gi lañu bokk dañuy mettre dans de bonnes conditions jigéen noonu la mel jigéen day yaatu bëgg ay nit mën a togg lu la mën a naqari sax say xaritu loxo ba say xaritu jëkkër duñ ko xam lu la mën a naqari sax say xaritu jëkkër duñu ko xam chaque jour rek kanam ba nga leen doon wan leen di wan saa su ne
man loolu laa bëgg. balaa ñuy pare ani thermos. dëgg thermos da caa am wàll de. boo li may wax sànq nee naa boo seggee sa café def ci sa thermos boo amul am na ñu amul thermos sax. waaye boo amul thermos nga segg sa café ba pare def ci sa cafetière saañ kubéer bi saañ buntu ba. boyal daal di cay teg ndànk muy gos muy tàng ah. loolu laa matel dafa mel ko defanteeg sama daal matel jaaxal na kii tel daal jaaxal na tellement kii nee naa ko dafay jege mag. matel ci mag yi rek lay nekk am na si solo. non matel xaritu yaayam la tamit. nee naa la dootoo dellu Fuuta ak maa fay dem. Fuuta ak maa fay dem dootul dellu Fuuta xaar leen maa ngi ñëw kon docteur di la bàyyi nga tàggatoo. dëgg la di rafetlu rek di kontaan di joxewaat di daje ba mercredi incha allah di nuyu Coro Kase madame Guèye sama chéri sama xarit di nuyu Maguette Seck sama rak sama lépp maa ngi koy nuyu di nuyu Gaye Mbaye di nuyu Ndey Daba Sophie Mbaye sama copine di nuyu waa àddina wërngal këpp comme ni ma koy waxee saa su ne di nuyu waa Mauritanie di nuyu waa fépp maa ngi nuyu ñëpp dama généraliser da nga ne àddina ba pare li ma jaboot rek dama maa ngi nuyu ñëpp balaa juste ñuy ànd ak Mohamed di pare maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy Fatou Samb madame Diédiou FS Design di ko nuyu bu baax di nuyu tamit Khadim unité 22 waa Nord Foire maa ngi leen di nuyu waa Parcelles unité 26 aussi maa ngi leen di nuyu dama la wax ay maman dama am ay maman yu bëri maman Agnès maman Bijou maman Aminata maman Rouge ñoom ñëpp maa ngi leen di bisou di leen nuyu di leen ziar Mohamed. waaw xanaa di kontaan lool ci émission bi di leen wax ni leen àdduna sépp koy seetaan ñëpp ko rafetlu di leen ñaanal amiin yàlla nangu di ci jiital borom kër gi di ñaan sunu borom yokku leen amiin yàlla dooleel leen ba ngeen daje ceeg di fooxi seen yor may delluwaat rek di santaat sama sëriñ Cheikh Béthio di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér amiin yàlla te wax ni lépp mooma wëlbatiku di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo may jàppale ku ci mel ni soxna Koko laa tuddee borom euro yi waaw moom day fu moo fekk daal di may kii rek di soxna su baax maa ngi ñaan Serigne Touba yokk ko amiin yàlla ñii ndeysaan maa ngi leen di béggee Doudou Fall Parcelles unité 26 Sodo Bousso Pikine maa ngi profité di nuyu sama mag Ndayawa Ñang Ikotaaf sama tante ñaari tali Fat Thiam sama maam Ndiaye Parcelles 26 maa ngi leen di xaar bu baax di nuyu sama ménageur Pascal di ko sonn na ci man lool waaw di nuyu sama staff kan Mbay Karim Ousmane Silla di nuyu samay kilifa samay wëllëre Alaaji Ibrahima Kunta maa ngi koy siyaare bu baax yàlla nangu di ko béggee bu wér Pacoor fim la ñi ay kilifa lañ di ma jàppale waaw maa ngi béggee ñëpp képp kuy cantaakoon di taalibe Cheikh Béthio maa ngi lay siyaare Alaaji Malick Guèye ca Grand Dakar maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di sama xarit di borom xam-xam di nuyu Mbaar Ndiaye ndeysaan moom dañoo yàgg lool muy sama xarit maa ngi koy ñaanal moom it aussi li mu bëgg ci liggéey bi yàlla defal ko ci lu fooxi jot vraiment invitation bi am na si wàll sonn na si trop vraiment tamit ku la sopp la moom Coro moom sama xarit la yow di la bëggee bu wér max ndax ñoo ko bokk ndeysaan sonn nga ci lool ñoo ko bokk di wax sama matel xale bu ñaawul fii ndeysaan moom ndeysaan nit ñi dañ koo bëgg lool dëgg la waaw di la wax nga gën a góorgóorlu waa Nord Foire yi ñoo ma yóbbante ci yow maa ngi leen di bégg waa 26 yi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax a baax Omar Seck ñoom ñëpp ak sa jaajëf jërëjëf kon yëkkatil rek yaay tëj waaw murit yéen nangu leen dogal yaange Serigne Béthio di jëmmi Seex Saaliw murit yéen nangu leen dogal yaange Serigne Béthio di jëmmi Seex Saaliw
murit day xam lu jiitu jëf jànge la fay yóbbey ndigal xamal yoon we murit yee nangu jànge sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw sëriñ Saaliw du ji lu dul meññe suuxat law suuxatul mo law jébbe murit yee nangu leen dogal yaange sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw ki gàccel Cheikh ya leer na waa Tamba sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw ka Seex Saal xool ni yaa di mag ñaarul sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw ka baylaat nan xolam ba Seex sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw kon bu leen réeral murid yi Seex Bambaay sëriñ moom jox na leen sëriñ Béthio murid yee nangu leen dogal yaange sëriñ Béthio di jëm Seex Saaliw yow lanu xamal leer ga yaa jara doyloo fii ba fa nu jëm Seex bi yaa jara àndal dimbali nga nu dun jooy ndey ta dun jooy baay bay nga nu sëriñ yaa matal danu lay way may nga nu kër ak soxna teg ca di cantal Seex Saal ku nekk nga baasal waref lanu lay way ba dee ci sa keppaar waref lanu lay way ba dee ci sa keppaar dimbal nu sëriñ be ba du nu jafe say bañ nii nga ñu defay neex ku nekk ba fun dem ñu teg ña ca kaw Seex bi yaa mën a baaxal fekk nga nu am nday jiw la di baaxal nday xam ko Seex Saaliw woo sunu waaji mënoo bëgg say doom baraw ki la jox doom mënoo bëgg say doom baraw ki la jox doom ndax mënoon na ko def xee tàggoo fàttaliku leen tey si kër ci turam wi Ajaa Jëfe Mbàkke nu war sangi yaaram dimbali nga nu yaay waay teral nga nu yaa man dimbali nga nu yaay waay teral nga nu yaa gën mama dama sangum Cheikh Béthio amel na nu leen cant sëriñ Béthio Seex seeral ko waa Mbuur seeral ko waa Madinatu Salaam waaw ay waay mooy sunu cosaan mooy suñu cosaan kaset la sa mbir doore ay boobu ngeen wane boobu ngeen wane ba lépp sa sola ay way ay waay mooy sunu cosaan mooy suñu cosaan ndeysaan rafet na yàlla wéral baat bi ñu ngi lay remercier di la jaajëfal di jaajëfal ñi ma àndaloon sama équipe bi ma àndaloon 6h30 ba léegi di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi toog jàkkaarloog télé bi di seetaan seen émission petit déj lii lañ leen indiloon tey di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm incha allah ci beneen numéro et d'ici là prenez soin de vous à demain bye bye. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour lui. Il ne lui reste que 5 ans pour larguer les abarres. N'empêche, il a son mot à dire par rapport à la hausse de 5% que compte appliquer l'IPRES sur la pension des retraités. Pour les 5%, ça m'a insignifiant à 5% compte tenu des charges sociales. 5%, ça vraiment, c'est tout simplement un bluff
un bluff. Moi, je trouve ça comme un bluff. Ce ex-cadre de banque embouche la même trompette. Il est parti à la retraite il y a un peu plus de 5 ans. Si on prend actuellement le niveau de vie, il faut dire que c'est un peu une goutte d'eau dans la mare. En fait, signifiant. Non, je ne pense pas tel. Ça va faire souffler. Mais quand on prend les pensions basses, des pensions très basses qui n'étaient pas cadres ou qui étaient juste agents, 5%, c'est rien du tout. Il propose tout de même quelques solutions. Je pense qu'il faut moduler l'augmentation en fonction de la pension. Les gens qui ont des pensions hautes peuvent avoir peut-être 5, 6, 7, 8%. Les gens qui ont des pensions basses doivent avoir des augmentations plus conséquentes à partir de 10, 15%. Ça diminue un peu la fourchette, les écarts de salaire en fait. Ouais. Les 5% annoncés par l'IPRES sur la pension des retraités n'impressionnent guère les concernés. C'est que le train de vie actuel du pays dépasse de loin le montant de leur maigre pension. Le manque d'eau qui sévit depuis plusieurs jours dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise ne semble pas inquiéter les sociétés en charge de la distribution de l'eau. La SDE et la SONES se renvoient la balle au moment où les populations souffrent. Elles parlent de manque de respect à leur encontre. Chacune de ces sociétés se rend la balle. Moi, je pense que c'est assez incorrect et assez irresponsable de leur part. C'est pas gratuit l'eau. Nous tous, nous payons de l'eau. Je pense que le minimum de respect est d'informer les gens s'il y a problème. Au lieu de rester là à dire que c'est la Sénélec, c'est la SDE, c'est la SONES. Non, là n'est pas notre problème. Ce vieil homme affirme que dans les entreprises, le personnel est beaucoup plus occupé à raconter les échos de la rue plutôt que de travailler. Parce que c'est ce qui se passe dans la rue. C'est ça qui se répercute dans les bureaux. Au lieu de se passer la balle, on doit se mettre au travail. Le pays a besoin de se développer et d'aller au travail, mais pas des coupures d'eau par-ci, coupures d'électricité par-là. C'est pas sérieux. Tout compte fait, les populations attendent une solution définitive face au monde à la SDE et à la SONES de s'y atteler. Aminata Touré s'en va, Mohamedou Ndione arrive. Mimi, qui a passé le témoin à son successeur, souhaite sa réussite. Et je voudrais demander justement à tous les Sénégalais de soutenir l'action de l'actuel Premier ministre, puisque ce pays est le nôtre. Et nous sommes tous engagés dans le développement de notre pays et l'encourager à avancer pour l'établissement de l'état de droit, la bonne gouvernance, le développement, les politiques sociales. La nouvelle équipe, j'en connais certains, je pense, puisque nous avons tous que le Sénégal et nous voulons que tout marche. En ce qui concerne son avenir politique, Mimi Touré annonce qu'elle reste toujours une militante et demande aux Sénégalais à s'engager dans la politique. Je resterai une professionnelle parce que il va bien falloir que je travaille. Je suis une professionnelle, j'ai une qualification. Mais je resterai une militante très active. Avant l'APR, pendant l'APR, je resterai une militante éternelle. De la cause du Sénégal. Venus nombreux soutenir l'ex-premier ministre, les militants et sympathisants d'Aminata Touré s'indignent toujours du limogeage de leurs... Les militants sont en colère. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer une république et des élections locales. Là, tout le monde est en colère dans ce sens-là. Parce que réellement, quelqu'un qui travaille pour la République, qui a bien travaillé pour la République, qui a eu des résultats, qui a accéléré la cadence, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mimi Touré ne devait pas être limogé. Au contraire, Mimi Touré devait être récompensé. Après plus de 10 mois à la tête du gouvernement, Aminata Touré quitte la primature. Les élections locales avec sa sont tout passées par là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici pour entamer la seconde phase de notre stratégie de défense et de résistance. La semaine passée, nous avons tenu une conférence de presse au sortir de laquelle nous avons décidé de déposer une déclaration de marche. C'est ce que nous sommes venus aujourd'hui faire. L'autorité administrative, qui est le préfet, nous a reçus. Il a rejeté
notre demande de déclaration pour deux raisons. Et ce qui nous a le plus surpris, c'est la première. Parce que le préfet nous a dit que nous, les jeunes du Parti démocratique sénégalais, nous n'avons pas la qualité d'agir. Autrement dit, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de venir déposer une déclaration de marche. Et seul le coordonnateur de notre parti, Ahmed Fall Braya, le maire de Saint-Louis, est la seule autorité dans notre parti habilitée à cet effet. Ce qui nous a surpris. Et du rejet est dû au fait que l'affaire est actuellement pendante devant la justice. Le préfet ne peut pas autoriser la marche. Mais nous profitons aujourd'hui de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les Saint-Louisiens et à toutes les Saint-Louisiennes de se joindre à nous afin que le combat que nous avons entamé soit remporté. Parce que nous n'accepterons jamais un maire imposé. Et nous profitons de cette occasion pour vous informer de la marche. Nous comptons organiser un sitting. Normalement, lundi, le 14 juillet, de 15h à 19h, à la permanence de notre parti. Des regards hébétés, ils sont sous le choc. Leur Brésil, le pays du football, ne gagnera pas sa Coupe du Monde. Pas de 5e étoile. Humilié par l'Allemagne, la Seleção quitte son mondial. L'Allemagne l'a renvoyé au vestiaire avec 7 buts dans ses valises. Le score est encore plus terrible parce que la présidente a dépensé beaucoup d'argent pour faire un beau football et l'équipe brésilienne n'a pas joué au football. On est tellement triste, on pleure, c'est comme s'il y avait une bombe, personne ne s'y attendait. C'est un échec parce que le Brésil avait tout fait lui-même, tout préparé, reçu les touristes, mis des drapeaux, peint les rues, acheté des maillots et coloré ses cheveux, pour rien. L'incompréhension, les larmes, face à ce naufrage collectif, une cruelle désillusion et un réveil sans doute difficile. Sans son étoile Neymar, la Seleção a subi une défaite historique, 7-1 contre l'Allemagne et le rêve de conquérir la Coupe du Monde 2014 s'est définitivement envolé. No Brasil. Rita Ferreira, Euronews, São Paulo, Brasil. Alhamdulillah, Baye Mamour Insa yaa ñu won yoon we Baye Mamour Insa moom xamal nañoo kan mooy Barahama Ñas Kumba Abdo baax Baye dootu ñu leen tarixa jànge Baye Mamour Insa di la bëggee Baye Mamour Insa gi lay ndamoo Baye Mamour Insa diine jàngi lay ndamoo Baye Mamour Insa kon wayle leen ma Baye Mamour Insa doomu yaayu ndey Marème Sall eskey li mo daw yaram waayu Lamine Diop xaritu Cheikh alay woy eskey li mo daw yaram waayu Lamine Diop xaritu Cheikh alay woy alhamdulillah Baye Mamour Insa mooy ndamal Baye Mamour Insa alhamdulillah Baye Mamour Insa moo boole tabek mbaax Baye Mamour Insa ñun seede Mamour Insa moo boole yarakte Baye Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu
Mashallah bay Cheikh Mamour Allah Allah Mashallah bay Cheikh Mamour Allah Allah mu doon fi kàddu Mashallah bay Cheikh Mamour Allah Allah bay Allah Allah bay Allah Allah bay Allah Allah bay alhamdulillah Baye Mamour yi mooy bëgg Baye Mamour sa moom doxal nañu Baye Mamour sa won nañu Baye Mamour sa ci sa waaje tur nañu leer bañ ko sangoo ci lañ ko xam mu jël sa xol feesal ci Yàlla nga fëgg sa dën yooxu barhama Allah 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 Baye Allah Allah Baye Allah Allah seede laaw yoonu texe fa lañ jexe fa doxe dundal xaal bi fii la bee yaanu Yàlla am na fii yaanu Yàlla